ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci dimanche ji ñaar fukki fan ci weeru août atum ñaar junni ak fukk ak juróom-ñaar xibaar yi gën a fesee nag ca diwaanu Kédougou ci ab tiis juróom-ñaari doomi aadama yu nekkoon ci benn 4x4 ba ñuy déggi dex gi ñuy wax Sinkoto noonee la seen woto ba këppoo juróom ci ñoom faatu nañu ñaar ñi ay góor lañu ñett ca ñooñee dañoo bokk nag ci agence bi saytu wàllu statistique ak démographie ci biir réew mi dañ ci jokkoo ak suñu naataango Daaru Muxti du moomeelu benn way politique bu ñu sukkandikoo ci modèle ni ko weddi laajal Modou Diagne Fada ak ña mu àndal ci wote législative yi amoon fanweeri fan ci weeru juillet waa Benno Bokk Yaakaar dañu leen faa làpp ba ñu nooy dañ ci teewlu suñu nattaango Mamadou Matar Sarr ci wàllu politique ba tey ci législative yi njeexital li ay dëmboo daje woon ak taskatu xibaar yi ni nag bëgg-bëggam nekku rek Bambey waaye liggéeyal réew mi moo tax nag muy bëgg ab penc ndaw réew ma ab groupe parlementaire bu fa mën a taxaw mu ngi tàmbalee ak na mu mën a waxtaanal ngir ñu taxawal ko di ca saytu wàllu liggéey bi xibaar bitim réew tàggat yaram la ñu koy jeexale ci Walf TV leeru jamono ci kanam tuuti ñu yaatal xibaar yi. tiis la ñuy tàmbalee xibaar yi ca diwaanu Kédougou dëkk bu ñuy wax Makku foofa nag ay doomi aadama ñoo fa faatu toll nañ ci juróom ci benn 4x4 lañ nekkoon juróom-ñaari doomi aadama ñaar dong ñoo ci mujjee rëcc te ñaar ñi faatu ñaar ñi góor lañu ñett ñu ngi bokk ci kuréel di agence bi yor wàllu statistique ak démographie amaloon fa ab liggéey noonee la ñu accidenté bi ñu tolloo ci dex gi ñuy wax Sinkatu nekkee nag ca diwaanu Kédougou doon jógee fu ñuy wax Tenkoto la oto ba këppoo ci ndox mu bari mu taw ma bokk ak lii di dex ga ñu ñàkk seen bakkan ñoom juróomi doomi aadama dinañ ci ñëwaat ak suñu naataango Soli Brahima Dabo ñu soobu ci wàllu politique Daaru Muxti du moomeelu benn way politique bu ñu sukkandikoo ci modèle la parti politique la bootu ci Benno Bokk Yaakaar nee nañu nag ko weddi laaj ko Modou Diagne Fada ndax watee législatif yi door nañ leen fa ba ñu nooy jël ndam li ndaje lañ doon amal Mamadou Matar Sarr leeralal ñu ko. Daaru Muxti képp ku yaakaar ne yaa ko moom ku dul borom daaru nax nga sa bopp way politique yi amuñu fi dara di kàddu yi Ibrahima Sall moom njiitu modèle li ni mel mu ngi ko xamle ci ndaje mu yaamim doon amal gannaaw ba coalition Benno Bokk Yaakaar daanee jël bu métti bi waa RDL yeesal bu Mamadou Diagne Fada waa modèle jàpp ne Mamadou Diagne Fada tey jii jeexal na tàkk ci dëkk bi amatu fi dara. Daaru Muxti nag ñun man bu ma sañoon sax kenn du fi politique. man damaa bëggoon rek sëñ bi jóg ne kii la ñu teg loxoom ci dëkk bi ñun ñëpp ñu topp ci ginnaaw. Prenable. Mais cette passion appartient à borom Daaru. Cette passion n'appartient pas aux politiques. waaye di bëgg itam ci suba bu ngeen xëyee ngeen commencé ak liggéey ci coalition bi. débat comité électoral bi ak liggéey dégager ay stratégie pour commencer gën a implanter commission électorale waaye fii moom nit dootu fi am ndax muus dootu fi naan ñeex yeneen responsable modèle ak coalition Benno Bokk Yaakaar yu teewoon ci meeting bi jël kàddu ñaawlu nañu bu baax équipe municipale bi ni ñu yoree Daaru Muxti te jege ñaalepp Mamadou Diagne Fada jiite ko bi nga xam ne ñu ngi jeexal seeni kàddu it nee nañu bëgg nañu it Daaru Muxti gii ñu def ko département ndax boot na lu toll ci juróom-ñaar fukki dëkk ak juróom li ni mel dong moo mën a génne askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr yow la ñuy desal ca diwaan ba ak politique ba tey ca Bambey ay dem mbocc ne nag liggéeyul dong ngir Bambey ci réew mi yëpp la fas yéene amal ay yëngatu ca penc ndaw réew moomu bokk ci watey législatif yi ci fanweeri fan ci weeru juillet teg na ci ne ab groupe parlementaire boo xam ne dina taxaw ci opposition bi waaye taxawal fa askan wi moom la ñu bëgg moom lay togg te noppeegul am na sax ñu mu tàmbalee waxtaanal ñu teewlooy kàddu ba tey ak Mamadou Matar Sarr. Deuxième groupe parlementaire nag du yomb xam nga ne borom kàcciri gi moom mu ngi yore kàcciriam di seet rek bis bu ñu fi bëggee def opposition radicale mu bañ te opposition radicale nag baax na parce que wax dëgg yàlla opposition buy négocier buñ ne am nañ groupe ba pare dem di négocier baaxul nag loolu it baaxul nag wax dëgg yàlla day mel ni deuxième groupe parlementaire u Benno Bokk Yaakaar rek lay doon kon nag nañu wut groupe bu baax
waxuma la ñu ngi may contacter waaye man sama bopp sax maa ngi contacter ay nit pour encourager leen ci loolu bëgguma ci dara nag parce que wax dëgg yàlla ci day xam lekkam benn siège mënuloo ko yor di prétendre ci dara mais du tee dinañ faciliter pour ñu dul wax groupe parlementaire yi ma ni groupe parlementaire bi nga xam ne suñu kilifa moo ko liggéey muy président Wade ñun ñaanuñu yàlla am beneen kilifa bu dul président Wade ñu ngi ci opposition bi président Wade ngi woote xëy na bés bu ñu soxlaa dinañu woo wante séentuwuñu dara ci groupe boobu nga xam ne ña koy jiite wax dëgg yàlla ëpp ñu mérite ñun ñi nga xam ne dañu jël suñu fulla jël suñu fayda jël suñu temps jël suñu fit jàpp ne am nañu jom ju tax ñu mën a dem ci Sénégalais yi te jom jooju bu ko ku nekk amoon rek mu neex parce que nag bu boobaa dinañ mën a wàcce bàyyi ndax wàcce bàyyi nag dafa jot kon dafa am ñu fer ba dem ñu ngi lekk ceeb bu baax am ñoo xam ne ba léegi feragunu bon ñu continuer ak meew mi ñooñu nag bon ñi nga xam ne fer nañu di dagg seen ceebu jën mënuñoo topp ci gannaaw ñi naan meew kon nag lu ñu bari ay bébé lañ rek lu ñu bari ay bébé lañ nous avons été sevrés xaw ma sevrage brusque la wala précoce waaye daal sevré nañ ñu loolu moo tax sant nañ yàlla bu baax a baax ci suñu benn voix bi parce que benn siège boobu daal moom xam nañ ni siège jom lañ ko tuddee nañ ko tuddee siège jom bu ngeen ma fekkatee assemblée rek nee leen ma madame le député. ci beneen xibaar nag mu soxal wàllu nawet bi ak ñi di jaay xar yi nee nañ jamono ji bu tawee ba sewat lu jëm ci seen gétt yi dari tooy ba di rappac ngooñ ma tooy jafe-jafe la ci jamono jeeg wàccaay tabaski bi Abdou Khoudoss Diallo moo leen seeti woon. ci lu ñëpp jubóo. saa yu tawee ba noppi ñoom jaaykatu xar yi ci jaaxare la ñuy nekk te fanke yi dañu xamal. waaw taw bi moom vraiment arrangé wuñu parce que vraiment lépp lay déborder vraiment da ngay am déjà ngooñ bi dina tooy doo amaat encore facilité pour mën a am ngooñ pour gérer xar yi aussi du yomb il faut quelqu'un sous la pluie di déplacer wu et tout c'est pas facile vraiment y a pas une autre solution donc on est obligé de gérer avec. voilà. lu sorewul dara beneen bërëb jaaykaay bi nga xamante ne amul dara lu ko wër. bu tawee nii dafay seen tànk yi rek ñooy xaw a xar ñuy sox ndox mooy def loolu ci xaru tànk xar yi quoi. buy tawee moom fii lañ leen bàyyi ci biir ndox mi. amuñu fu ñu leen di dugal daal. looloo tax bu tawee ba noppi jaaykat yi defaraat bërëb bi ngir moytu li ni mel. sonal xar bi nee na ma gas ut beneen suuf rembalewaat mu tane nga xam ne au moins dina chaud quoi biir gétt bi day rafa jox. jaaykatu xar yi ci tabaski biñ dëgmal ñëpp ñoo leen songandoo waaye nag jafe na loolu seen nekki nag taw bi seeni fit sax dalul ndaxte météo xamal na ne soo moytul dina tawaat ci ba si ñu dëgmal. ci yeneen xibaar mu soxal nag ca diwaanu Kédougou lu ëpp téeméeri ndaw daje nañu fa bokk ci ay éclaireur taxaw di saytu askan waak nañuy liggéey waaye lu jëm ci wàllu koom-koom dem nañu sax ba daje fu ñuy dundee ab xaritoo ci baatu Joola ñu teewlu fa Sol Ibrahima Daago. gannaaw région Ziguinchor ak it Dakar si ñaari at yi passé daanaka daal Kédougou moo teeru xale yi bokk ci mouvement national ñu leen wooye des éclaireurs ci camp bi bu ñu duppee Bapalab maanaam xarito ci kalam Joola tol nañ ci ñaar téeméer ale yu jóge ci 5 régions yi kii di Doura Thieta di xamle nag le mouvement scoutisme am na mission. et de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques. ndaje bi nag ndaje bu am njëriñ la maanaam jàppale xale yi dimbali leen ci wàllu wér-gu-yaram ñu war a comporter ci biir société bi ci wàllu diine ak ci éducation ndaxte ci société bi la ñu bokk ak itamit ci réew bi la ñu bokk maanaam dañu war a béy seen waar ci wàllu développement naka noonu foog ñu am ay programme yu àndal ak le plan Sénégal émergent. Il prend comme point focal la vision définie dans le plan Sénégal émergent. mi di directeur bu CDEPS ci Kédougou di xam le nag ndaje bi ndaje bu am solo la ndaxte dafay defal xale yi laata mu dellu si nag ci activité yi nga xamante ne jot nañ ko fi amal. xale rajo bi ñoo fi daje ñu ngi toog di fo di ree di waxtaan mais aussi di weccoon xalaat ci lu jëmale réew mi kanam et surtout waxtaan yi fi waxtaan yi am solo lay doon yoo xam ne yi dafa bokk ci luy former xale yi parce que li école mënul def ak li famille mënul def camp yu mel nii moo koy mottali pour xale yi
demee ëllëg ñu nekk ay xale yoo xam ne yi am nañu nit ñu am fulla ñu am fayda ñu gëm seen bopp gëm seen dëkk gëm seen réew. dañuy waxtaanee ci thème yooyu pour xale yi mën a di jéggalante mën di dégloonte mais également mën di baalante et aussi di mën di jàppalante solidarité bi am seen diggante. ñii di campeur yi ñoom nag wane nañu seen mbéte. neex lañ fi def lu mel ni présentation pour xamante ak suñu xarit yi am ay xarit pour suñ ñibbee balaa ñu ñibbi jox leen ay souvenirs yoo xamante ni suñ leen nammee rek loolu lañ ñuy xoolee. dañuy participer ak éclairé yi ay jeunes lañ comme ñun ñëpp ay jeunes lañ donc ñun ñëpp ay bokk di liggéeyandoo ay partenaires lañ moo tax ñu ñëw tey participer ci camp bi en tant que parlementaire mais aussi en tant que jeune éclaireur. ci njeexital bi nag fale ca dindi feloo lañu amal seen sortie bu mujj bi nag mu doon découverte rawat na nga xamante na mosuñu fi ñëw Kédougou Soli Brahma Dabo Abla Chemin Fall pour la radio télévision Walfadjri. Soli Brahma Dabo Mbour moom bu ñu fa wutalee ci route nationale numéro 1 ba accident ya bu ñu sukkandikoo ci transporteurs yi coxeurs yi ba ci askan woo fa la accident yi ëppee ci biir Sénégal la fay ñàkk seen bakkan ci doomi aadama lim bi jéggi na dayoo ñii nag jàpp ni li ko waral ñii di chauffeur si gros transporteurs yi ñoom gros porteurs yi ñoo jëmbatul fulla ci seenub liggéey lu ci bari ci accident bu amee seen loxo nga ca ñu teewlu suñu naataango ci na daaf. A fini de faire l'unanimité sur son caractère accidentogène. saret yaa ngi ci tali bi mbaam yaa ngi ci tali bi lépp ngi ci tali bi loolu moo waral accident yi bari nii. nga mandi ba xamoo fooy taxaw loo def rek yaa ko tey li bokk na ci lu bëri loo xam ne mooy provoquer diggante accident diggante Dakar ak Tamba ak indiscipline bi moom bari na ci tali bi trop waaw ci chauffeur si ci ñun chauffeur yi la ndax li tax ci ñun chauffeur yi la oto bu fekkee ne dafa doublé bi mu doublé baaxul yow mi nga xam ne yow yaay dajeek moom war nga kaa sóoraale jaratula taal faar da ngay freiné. war nañoo am yar ñun chauffeur si waaye client yi it war nañoo am yar. oto di la doublé nga koy koñe jaadu. waral accident yi bari ci RN1 bi ndax fii gis-gis yi wutee nañu mu ngi aaju rek ci nga nekk chauffeur coxeur wala rek way tukkikat. si charge moom gis naa ko ci côté car yi wala leneen mais gisuma ko ci côté 7 places yi déedéet si charge moom gis naa ko. ci chauffeur si la mais ci tali bi la. ci oto yu mag yi tamit parfois tali bi day xat ba nga xamante ne parfois ngay gis oto bu paan ci kaw tali bi du am sax fu mu droit te nekk poids lourd boo xam ne du am signalisation du am dara. oto transport en commun balaa départ day vérifier otom bu dee transport en commun balaa départ dafay vérifier otom su dee ci côté transport. changement débordant moom kooku defoo chauffeur la parce que mu koy teg ba mu kawe. tali bi xat na. te oto yi li ñuy droité par guddi dafa bëriwul surtout camion yu mag yi yooyu moom dafay indi accident yu bëri ci kaw tali parce que boo xoolee accident yi ñuy wax yëpp ci diggante yoon bi ne bu nekkul de problème mu ñaari chauffeur yi rawante rek oto yu mag yi ci kaw tali bi ñoo koy provoqué parfois. oto bu paanee dafa deg signalisation ci kaw tali bi de un buñ paanee duñ def signalisation pono moom boo ko tegee ci kaw tali bu guddi moom mooy kooku mooy boole nga ko oto parce que du ko gis dafa ñuul comme tali bi waaw. pono ci kaw tali moom signalisation dafa war a rouge wala mu tàkk. su ñu amee problème ci àll bi rek dafay mel ni mécanicien parce que oto bi nee naa loo ci sentir balay départ da nga dem ci mécanicien woo ko mu xoolal la ko. nguur gi itam joxoñ nañ ko baaraamu tuuma ñee lu ji njaat moom mooy njaat. état am na lu mu waroon a def defu ko. am na tali yoo xam ne fu mu toll nii dafa laaj entretien parce que balise bi nekk côté droite dafa laaj ñu koy renouveler. ñax la ñuy wut tuur ko ci kaw tali bi wala nga jël sa panneau secours teg ko 0 mètre. sa gis-gis bu leerul wala ñu teg la lumière balise boobu nga war a teg sa panneau pour mën a sauver sa bopp ak kii ñëw te gisoo ko ndax lumière am yi balise boobu nag toujours day effacé wu gauche droite pour nga wàcc saaraan day yomb. dafa état ndax oto buy daw camion chargé lu mot 20 tonnes nekk ci tali bi di daw yor benn vaar oto boobu dañ ko war a gaare bu bët set. état am na lu mu waroon def defu ko normalement camion yi waroon nañu am ñaari torche yu mag yoo xam ne bu ci paan ci kaw tali bi te mënoo wàcc nga def ko ci taatu camion bi mu fanaan di takk bu bët set ndax boo déggee oto buy daw ba dugg ci taatu camion guddi camion bu paan la oto teg la vaar te doo gis ngay daw ba ñëw ba démb rek am na fii ci yoon
indiscipline moom am na mais tamit moom dañoo war a xoolaat ñi ñuy jox gros porteurs yi amul branlo amul leneen ku ko méritoowul ñu jël sa permis nga dawal leneen. faar bi ci gën a bon mooy faar bi ngay faaru droite ngay tas ak moom yaakaar ne oto bi ab welo la bu la oto dooree faar da nga yaakaar ne li ab jakarta la. donte jokkoo nañu ak ñoom nag sapeur pompier yi ak kilifa yi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu dem ak dikk bi ñoom nangu wuñoo yiy yàbbi ci mbir mi. Mbour, Thierno Daaf, radio télévision Walfadjri. Thierno Daaf egsi nañ ci xibaari bitim réew ca République démocratique bu Congo la ñu koy tàmbalee ñu féete ca ku jëgg a wàccoon di manifester dañu leen a teg loxo ñenn nag di sàkku ñu bàyyi leen ni ndax ak ak yelleef doomi aadama la ñu fay xeexal bu ñu fa jógee dinañ wutali Irak jeexalee ko ca Boston Mamou Diaby Gassama la ñu ci yàndal. ca République démocratique du Congo ay doomu aadama jóg nañu ngir ñi bàyyi juróom nit yi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum àq ak yelleef doomu aadama yi ñooñu sax police teg na leen loxo ni ki fanweeri fan ak benn ci weeru juillet biñ génn foofee ca Lubumbashi juróom doomu aadama yooyu dañ leen a tuumal ni dañoo ñàkk topp ndigalu askan wi gannaaw lu ñu bokkee ci doxu ñaxtu ba ñu amaloon ci ay diwaan yu bëri ca biir réew ma ngir ñi amal ab jongante ki war a toog ca boppu réewu République démocratique du Congo. Eliman jëwriñ bu réewu Irak di Haïdar al-Abadi ni ki guddi gaaw jàpp dibeer tey ci daal dina xamal ne ni tàmbali nañu xeex mi ngir ñu nangu gox bi ñu duppee Tal Afar ci loxo jihadiste yi cong boobee forces irakiennes yi lancé nañ ko ci ndimbalu kuréel yi xeex way fupp yi ci àddina wongal këpp. ay jàmmaarloo moo daal di am foofu ca Boston diggante ñi xeex boddukuwante ci biir xeet ak policiers yi ay junni doomu aadama wàccoon nañu ci mbedd yi nekk ci ville biñ duppee Massachusetts ngir ñaawlu boddukuwante ci biir xeet maanaam racisme doxu ñaxtu boobee dañ ko amaloon ci jamono ba nga xamante ne ab mbooloo bu tàkku moo daal di taxaw tembe ngir ñu wegg lii di liberté d'expression di ab mandargal ba nga xamante ne daa bokk ci symbole yi nga xamante ne kuréel yi fare ci extrême droite bi dañ koy jëfandikoo foofee ca États-Unis. tàggat yaram ci tënk Afro Basket 2017 la ñu koy tàmbalee jigéen ñi ñu nga ca Mali Bamako démb mooy seen ñaareelu jongante ñu amaat ci ndam nag waa Mozambique la ñu doon dajal gone Moustapha Gueye yi am nañ juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñi di waa Mozambique am juróom-benn fukk ak juróom-ñaar kon daanee nañ leen lu ëpp lu toll ak fukki poñ ci première mi-temps bi nag ñii di Sénégal ñoo leen rawe woon lu bari ndax amoon nañu ñeent fukk ak juróom-ñett waa Mozambique am ñaar fukk ak juróom ci gannaaw bi nag lañ leen di dabaatal ba mu des ci fukki poñ dimanche ji goyne yi dinañ dajewaat ak beneen équipe muy nag République démocratique bu Congo mu soxal quart de finale ndax qualifié nañu bu ñeenti waxtu jotee tey ji ba tegal fukki simili ak juróom la ñu ci fas yéene jongante gone yi Moustapha Gueye ñu wax ci wàllu football ñëw fii ci Dakar Coupe du Sénégal tàmbaliwaat nañ jongante bi final bi nag jàppaguñu ko waaye demi finale yi tàmbali na bi ci njëkk démb la woon ci diggante Mbour Petite Côte mi door waa Tëngéej FC benn bal ca dara ci stade Caroline Faye la ñu ko doon jongante beneen demi-finale bi tey ji la ñu ko jàpp ci dimanche ji ba tey ca stade ba nekkee ca Mbour Caroline Faye muy dox ci diggante stade de Mbour ak ñi nga xam ni ñooy waa Port di bàyyi ko fii ci Dakar di leen fa fekki ñeenti waxtoot la ñu ko jàpp tey ji ci dimanche ji yemoo fi ñuy jeexalee xibaar yi ci Walf TV leeru jamono jërë ngeen jëf ci teewlu bi lu leen fi raw mbaam ngeen bëgg koo ndawaat mën ngeen koo xaar ci www.walfnet.com jaa ngeen jëf ci teewlu bi jàmm ak jàmm